ci ñaareelu xaaju xibaar yi rawatina ci mi-journée comme ni ñu leen ko waxee nag gëstu bés bi dañ ko jagleel jàng beeg jàngale bi ay bés gannaaw bi ñu ubbee l'école yi ubbi tey jàng tey ndax anam yooyu ñu ngi koy gis ci bërëbu jàngkaay yi tontu gi ak Moussa Sène lay doon moom moo ñu defal gëstu bés bi. teew nañ ngir rek amal ubbiteb école boobe ni ko yoon digle ba tax sax école yooyu dal na xel ngir mën a recevoir ndongo yi. jàngalekat yi ñëw nañ élèves yi jox naa leen cahier ak bic jàngalekat yi keroog le premier bi ñu ubbee jox naa leen ay fiche jox naa leen tout le matériel bi nga xam ne moom lañ soxla pour mun a démarrer normalement. tey jour ouverture la pour ñëpp man dama fiy doog a ñëw mais. kontaan naa trop parce que bi ma ñëwee gis naa ni ñiy jàngale teew nañu élèves yi teew nañu ñi war a liggéey teew nañu donc lépp teew na li ñu war a liggéeyee teew na. ci bile bés bu njëkk bi nga xamante moom lañ amal rentrée des classes école yu bëri daal dinañ bàyyi xel rek slogan bi ñuy tuddee ubbi tey jàng tey ba tax sax nemmeeku nañ ñu bëri ñoo xamante ni commencé nañ di def ay cours. à partir de 8h15 cours yi commencé woon nañ ko. parce que li taxoon ñu commencé 8h15 sax mooy la distribution du matériel xale bu nekk jox naa la cahier jox naa la bic. à 8h sonné nañu élèves yi dugg nañ classe prof yi fekk leen classe tel que ni ko suñu IEF diggalee woon. élèves yi ñëw nañ parce que ñun sax yaakaaruñu woon sax am lii parce que ak taw biig bi ngelaw beeg yëpp mais quand même xale yi ñëw nañu. xale yi kañ yàkkamte nañu woon sax parce que fan yëpp ñu ngi fiy jaar. bu yenn école yi pare pour dalal seeni ndongo ngir ñu amal slogan ubbi tey jàng tey boobee yeneen ñi nag pare wuñ benn yoon ndax dañuy jànkonte ay jafe-jafe mu mel ni banlieue Dakar ci la bokk. lancer un appel au maire. li ma leen di lancer un appel au maire mooy ci seen wàll bi ñu war a joxe surtout au niveau des fournitures. parce que fourniture bu ñuy joxe. bu ñu xaaree au mois d'octobre. mois de novembre wala décembre ñuy joxe fourniture bi amatul njëriñ. école c'est un tout. l'école c'est fait pour la communauté et par la communauté. ASC ci la ñu bokk. CG ci la bokk. parents d'élèves ci la ñu bokk. béjjën gox ci la ñu bokk. ginnaaw banlieue bi Dakar école yi nga xamante ni ñoo fare foofu sa Ziguinchor ñoom nag dañoo taar ba fees dell. ñaari école yooyu ñoo nekk ci jafe-jafe yu tar ñëpp xam nañ ko ñoo nekk ci école jafe-jafe yu tar c'est pas normal du dëgg ay xale yu tuuti nga dugal leen ci ay classes yoo xam ne c'est humide. classe yu ñu tëj pendant 3 mois c'est humide nga ñëw ne xale yooyu acca leen raxas classe yi. Mali Fall remplirul condition ubbi tey jàng tey en ce moment suñu personnel enseignant ak personnel administratif ñu ngi en place mais suñu problème mooy nu école bi mel d'abord cours bi day am ndox à chaque fois que muy taw. mais tam même ndox mi day dugg ci salle de classe yi léegi ñoo ngi xaar tuuti taw bi xaw a bàyyi ñu raxas classe yi commencé. xam nañu ne école yooyu dafa am problème souvent day inondé te liggéey bi du yomb pour dindi ko waaye yeneen école yëpp ak préfet sapeur yi def nañ fa liggéey ba nga xam ne école yi amatul problème mais peut-être fi am problème mooy comme ñaari écoles yi ma wax ak quelques écoles yi seen toiture yi naaw. naam ñàkkul ni sax responsable li fare ci éducation bi ñu ngi def ay jéego ngir rek dooleel slogan ubbi tey jàng tey bi loolee nekk na loo xamante ni lu naqare la pour ñu jëfee ko ndax bërëb yu bëri dañoo tax. jërëjëf comme niñ leen ko junjee suñu gan ci ñaareelu xaaju xibaar yi di Dame Mbodj jiite CUSEMS authentique bokk tamit ci groupe des 20 sëñ bi Mbodj ñu nuyu la dalal la ci mi-journée. ñu ngi lay fay di la gërëm yow tamit Ndeye Fatou di gërëm équipe bi nga àndal yëpp. di ñaan ne liñ fi wax ni yàlla na amal njariñ Sénégalais yi. amiin alors gis nga ko ci élément Moussa Sène bi ubbi tey jàng tey ayu bés gannaaw ba ñu ubbee l'école yi nu école bi toogee tey ji école bi moom daanaka feebaru màggat la foo laal day metti bàkk boobu jib nag nga xam ne yàgg naa jib ci at yu mujj yi muy bàkkub ubbi tey jàng tey bàkkub naxaate la
naxaate la ndaxte dara laluwul ci dëgg ki ko créé woon sax boo xoolee nam ca xëre woon wàññeeku na moom ko si def ànd ci ak nguur gi nga xam ne ñoom nuñ nasaxale xelu sénégalais yi rek lañ bëgg nax leen ba jàll bu ko defee gëmloo leen ne lépp ñoŋ na te dara ñoŋul kon nag ñun leenu jàpp mooy loolu moom bu ñu xoolee li nga xam ne moo am ci daara yi diggu dóomu yi ak yu lalu yi nga xam ne moo ko tax a jóg mbàkk boobu yi gis nañ ni jàngalekat yi dem nañ gannaaw bi ñu boycotté premier jour rentrée bi nga xam ne G20 moo joxe woon moo dor mais biñ ci tegee yeneen fan yi jàngalekat yi dem nañ waaye biñ demee dara yëmbul ba njàng mën a dox yan xayma ngeen am ci ne jàngalekat yi demuñu ci bés bu njëkk bi waaw bés bu njëkk bi boo xoolee ministre bi dafa taxaw ni moom téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi presque jàmm nañ jàngi loolu muy wax ju njombe ju rëy parce que sénégalais yi ku ko dégg rek dar nga sa gémmiñ ndax ko xam na ne xale yi moom jàngiwun bis boobu parce que jàngalekat yi dem bis boobu dañoo taxaw ne dañuy boycotter rentrée bi parce que dañoo am seen i ak seen yelleef lu ñu leen xañ kon nag bu ñu jëlee benn école rek ca Kaolack wala benn école ca Matam yóbbu fa gouverneur bi mu daal di taxaw wan nit ñi ni école baa ngi fonctionné te fonctionné wu loolu affaire u naxaate la ak tappale léegi nag ñun li ñu jàpp mooy boo jëlee lycée yi ëpp doole ci Sénégal nga dem ay Tivaouane nga dem ay Matam dem Podor dem foo mën a dem nga dem Casamance nga ne fii ci banlieue bi nga jël lycée yu mel ni lycée Limamoulaye nga jël lycée bu mel ni lycée Kennedy lycée Blaise Diagne lycée yu mag yi ci Sénégal yëpp boo leen jëlee ak daara yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu lalu yi nga xam ne boo demee buntu Pikine mën nga faa dem ay école 3 école 4 nga dem seeti leen yu ci bëri man dugg naa fa xool nga dem ci CM ci daara yu diggu dóom yi comme Fadilou Diop wala Tidiane wala et cetera Ogo Diop nga dem seeti ñëpp responsable yi koo ci laaj danaan la fii la jàngale amu fi même une semaine après du rek école yi am ndox parce que école yi am ndox bëriwul lool maanaam téeméer boo jël peut-être ñoom rombuñ ñett mais yeneen école yi nga xam ne dara dalu leen ña nga fa ne ñum jàng amu fa gannaaw bi jàngalekat yi boycotté bis bu njëkk bi yeneen fan yi jàngalekat yi dem nañ mais ay ndongo gisuñu ko yoon jàngal ndaxte matuwaay yan waroon a jël ñoom ministère bi jëluñu ko wër nag di yore seen làmmiñ de ratatati ak di def seen i réunion yu amul benn njariñ donc loolu mooy dëgg gi nag à l'heure du bilan ndeysaan ñun Sénégal yëpp la sax suñu xol jeex ndaxte njàng moom day gën a suuxee ndaxte waxtu yi ñuy ñàkk nii ci doorte bi dana feeñ buñ demee ba ca kanam. waaw duñu la bàyyi benn yoon xam naa dinañ ko gën a yaatal ci kanam tuuti waaye dañuy wéy ci mi-journée bi daal di dëkkmal nag xew-xew wi mu di màggalu Touba laataa ñu koy yegg nag daayira Hizbut Tarqiyyah ñoom dañoo def ay exposition di ci ñëwaat ci nekkinu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom nag li ko yitteel bokk na ci jàng beeg jàngale bi yaatal gi dañ ci teewlu Mamadou Mactar Sarr. fexe ba ñoŋal bind xam-xam ak jaar-jaaru Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi taxawal yoonu Muridullahi li ni mel day moo waral Institut international de recherche di bànqaas bu nekkee ci Hizbut Tarqiyyah amal ay exposition bi nag dañu koo jëmale ci temu màggal gi di njàng ak njàngale nekk lu yitteel xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. commissaire de l'exposition sëñ Abdou dañ ko def jublu gi mooy donner des informations gën a leeral li jëm ci wàllu exposition bi d'abord gis ngeen ne ñëw na ci wàllu thématique bi nga xam ne moom lay exposé ren jii moo li jëm ci wàllu jàngale yar yitte ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mbacké jox na ko kon liggéey boobu mu liggéey bu am solo boo xam ne Hizbut Tarqiyyah da koy def ànd kook Rawdu Rayaahiin mi nga xamante ne sëñ bi da ko jiitaloon ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci wàllu université bi ci dajale continue kon dégg ngeen li nga xam ne wax na ko ci muy liggéey bu am solo boo xam ne mooy thématique exposition tamit kenn ku nekk xam na ne suñ koy def dañuy gaaral ci ay nataal ñuy gis gaaral ci ay son ñuy gis waaye tamit nag dañ ciy boole ay waxtaan yoo xam ne tënk nañ ko ci ay bunt yu bari su ngeen seetee conférence dana am panel dana am exposé dana am table ronde dana am xeet yooyu ma tudd yëpp nag ci communication benn bu nekk dafa am valeur am fonction am na innovation bu rëy bu am ren innovation bi mooy lan mooy ren jii li jëm ci wàllu numérique wala digital dañ ko jox une grande importance nga xam ne espace bi yaatuwut 900 mètres carrés rek la moo tax nag kon faw ñu am ay xarala yoo xam ne dañ ko def ba li ñu bëgg def lépp mën a xàcc jotaay bi li muy gàtt gàtt.
exposition bi nag waa institut international de recherche Hizbut Tarqiyyah nee nañu li tax ñu taxawal ko du leen lu dul dimbali ci élèves yi ak képp koo xam ne sàkku xam-xam daf laa yitteel. ñoom waa Hizbut Tarqiyyah nag ñu ngi ko taxawal fi jàkkaarloog jumaay Touba ji Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr jërëjëf Dame Mbodj gis nga ko Hizbut Tarqiyyah ñoom am na beneen xàll woo xam ne dañ koy def ci yoonu murit mu di fexe ba jàngale sëriñ bi ñu ci ñëwaat di ko yeesalaat waaye itam dundinam dañuy bugg di ko teg ci xelu taaliba yi fu ñu toll ban jàngat nga ci amal. rafetlu ko rek ndaxte wax dëgg yàlla ñoom li ñuy def noonu moom la taalibe murit bu ne war a def. ndaxte nag bu ñu xamoon li sëñ Touba liggéey ñun ñëpp war nañoo doy liggéey ñu mën koo fésal. liggéeyub sëñ bi ak li mu jaar-jaaru sëñ bi ñu mën koo fésal ba ñi nga xam ne ay tuut tànk lañ ak ñi nga xam ne fekke wuñ ko woon ñu mën leen cee tàggat loolu lu am solo la ci réew mi parce que yoon wi du lenn dul luy defar maanaam luy yokk sa pas-pas ci sa diine ak yokk la tamit pas-pas pour nga liggéey donc liggéey ak jaamu yàlla kon nag loolu ñoom bu nee moom la ñuy fésal ci màggal gi dañuy indi lu bees jaarale ko ci xarale yi jaarale ko ci borom xam-xam yoo xam dañ leen di woo ñu joxe seen xalaat ñoo xam gëstu nañ ci sëñ bi kooku moom lu ñuy rafetlu la di ñaan lii sax ndaxte lii nag moo gën lii sama mbokk gayee ni def rek dem toog rek daal di toog bernde yi waaye nag fésal li sëñ bi liggéey moom loolu moo ëpp solo ci màggal gi te ñoom moo tax waa Hizbut Tarqiyyah ñu ngi leen di féliciter ci liggéey bu rafet bii nga xam ni ñoom sumb nañ ko waaw ñu jaar nag feneen wax ci wàllu politique bu mu jokkoo bi dañ ci ànd ak Abdoulaye Wilane honorable député maire Kaffrine ñu ñëwaat nag ci ndaje parti socialiste ni ki démb tabb madame Aminata Mbengue Ndiaye ngir mu jiite boobule parti muy lu yees jigéen bu jiite formation bu mel ni PS ak ni mu yàggee ci Sénégal histoire am ak jaar-jaaram duñ ci xuus ba ci sori dañuy jokkoo Fatou Diouf Faye mi nga xam ne waxtaane na kook Abdoulaye Wilane ci bu mu jokkoo bi. monsieur Wilane ñu ngi lay nuyu ci li nga nangu wuyu lii di appel du jour jigéen njëkk a diriger lii di parti socialiste yi nga xamante ne ab parti bu historique la waaye di parti bu mag nan ngeen gisee mbir moomule nag am ngeen confiance ci moom. xam nga dogalu yàlla bu ñëwee moom nangu rek te ku soñ te bañ a nangu maanaam Aminata Mbengue Ndiaye li yàlla def ci moom tey du lu mu sàkku du lu mu fexe ñun ñi ko ànd ak moom du lu ñu sàkku du lu ñu fexe ab cër la bu ko yàlla dencal moom moo xam nan la koy indee indi na ko ci jamono boo xam ne nii daf jëlee tàmmiñam xaritam wóolareem suñu njiit suñu kilifa ñu ñëpp Ousmane Tanor Dieng moom mu nekk ci jiitu woon ci ñi sosoon ci moom doon ko dimbali di ko jàppale ci liggéey yàlla def it mu jigéen def ay la yéen àdduna wërngal képp mën nañu seede ne Aminata Mbengue Ndiaye bi mu duggee ci politique ba nëgë ni ba mu sax tàmbali liggéey ba nëgë ni lépp luy ñoŋal luy baaxal nekk ñu jigéen ak doomu adama te lañ ko xamee loolu moom la wala jagle la bu ko yàlla defal kon tey buñ toogee ba tey mu sosoon rëkk te daanul rëkk Ousmane Tanor Dieng ci moom ba xëy Ousmane génn àdduna mu wutu ko géré parti bi wéyal liggéey bi du ñu mën a dul rafetlu ko di ko ñaanal yàlla ndam xam ngeen ne nag moom yàlla may na ko li ñuy wax toutes les légitimités maanaam lépp luy ndëgër laay wala luy ndey wala luy tax nit li mu doon mu am solo am na jaar-jaar bu ko may dëgg-dëgg li ñu yaakaar rek mooy mu mel ni Tanor Dieng xam nga Tanor Dieng bi ñu ko xamee de bi mu génn àdduna li wóor mooy xam na li ko fi indi woon ci àdduna te bàyyi ko fi li wóor it mooy xam na ñi ko dénkoon parti bi liñ doon xaar ci moom te loolu ca la nekk ba ñu tuddee ko ñi ngi sàkku ci parti bi kenn ku ne nga jàpp ne tey yow yaay Aminata Mbengue Ndiaye kenn ku ne jàpp ne yow yaay tey Ousmane Tanor Dieng ci biir Aminata Mbengue Ndiaye li ko war li ñuy xaar ci moom ñun ñu jiitu ko ci ànd ko moom di ko kalal di ko dimbali di ko jàppale te mu am ci ndam ndax ndam buñ ci am rek ñun ñoo koy bokk. waaw monsieur Wilane est-ce que jot ngeen lii di décret bu président Macky Sall bi nommé kii di Aminata Mbengue Ndiaye ci tettu lii di HCCT. waaw loolu yéen dafa naan seen liggéey ngeen di def waaye may li ma war laay def li ma war mooy wax sama wax ci lu ma xam wax ci sama li ma wax ak wax ci li ma war ak wax ci li ma xam président de la République lu toll nii ko au conseil des collectivités territoriales nga xam ne moo ko indi Sénégal sos ko ñu consacré ko par référendum muy institution constitutionnelle la su président bi nga xam ne mooy tànn jiite su ko tànnee kooku dafay nekk loo xam ne ni moom ak cabinet ak service présidence ñoo ci mën a wax ñoo ko mën a siiwal te dañ daf leen war sax ndax loolu moo ci yaatu waaye nag di ko laaj koo xam ne nii yëgul wala moom amul ci diggante président du président bi kooku xam ne da ngay def mbiri gisaane wala ngay yëngal pour xam waaye ñun loolu du suñuy mbir itti la ñun li ñu ittil daal mooy li ñu nekk muy socialiste parti socialiste naka lañ koy dundalee naka lañ koy doxalee
naka lañ koy yaatalee naka la koy yokkee ndax parti bu mel ni parce que amul benn nit bu ko am amul benn parti bu ko am Sénégal dëkk boo dem gox boo dem ñanga ca génération boo dem masse boo dem am na ci solo ñun ñoo war a taxaw mel ni ñu war a mel parti bi mel na war a mel àgg fa mu war a àgg doon la war a doon def li war a def suñu ànd nag ak président Macky Sall comme ni ñu ko waxee dañ ne liñ Benno Bokk Yaakaar li dugal ci Benno Bokk Yaakaar démb ba gi dem nit ñoo sos Benno Bokk Yaakaar ànd ko ak parti nekk ci Benno Bokk Yaakaar yëpp tey lañ ci gën a dëggu tey lañ ko gën a gëm tey lañ gën a li mu am ndam gannaaw nag nit du may boppam lan mën a tànnal boppam di ko def daf daa war a dëgg. Monsieur Abdoulaye Wilane Walfadjri ngi lay jaajëfal bu baax. ñu jaajëfal leen Fatou Diouf Faye ak honorable député Abdoulaye Wilane doon jokkoo ak ñun ci mbiru parti socialiste Dame Mbodj soxna su jiite parti bu mel ni PS ndax Aminata Mbengue Ndiaye dina ci mën a am li ñuy wax lu kawe njortu militant yi. waaw soxna Aminata Mbengue Ndiaye comme ni ko waxee sànq ci français moom région de Louga la dëkk. comme man parce que man Ngumba Ngeewul laa dëkk. ñu ngi koy ñaanal yan bi oyof ci moom parce que moom lañ toftaloon. ci Ousmane Tanor Dieng tey yàlla weddi yàlla na ko yàlla xaar jën. léegi nag moom ñu koy ñaanal aussi yàlla may ko mu ubbeeku. ubbeeku bu koy tax ñëpp ñi nga xam ñoom ñoo ko seq ñoom waa PS ñu woo leen. ñu préparé wu correctement def congrès bu mag boo xam ni kun fa fal da nga fa jóge ak légitimité. maanaam da nga mën a wax ci turu socialiste yi kooku man loolu rek laa koy ñaanal maanaam bu mu dugg ci parparloo ñu ngi koy ñaanal mu réussir intérim bi bu intérim bi bala moo jeex na fexe ba organiser congrès bu mucc ayib képp ku ci war a bokk ci ñu bañ a boddi kenn bu ko defee moom bu ñu ko falaatee mu mën a wax ci turu socialiste yëpp gën a am doole keneen kuñ falit muy noonu parce que ñun dañuy ñaan parti socialiste comme yeneen parti yi nga xam ne si ay parti historique lañ ñu am doole parce que loolu mooy suuxat sunu démocratie parce que démocratie dafa laaj ay kuréel yu am doole yuy jonjonte ba nga xam ne képp ku ca génn da ngay pare ñun loolu lañ koy ñaanal bon maintenant di ñaan aussi Sénégal vraiment jàmm rek am fi parce que dañu soxla quand même que dal am et je crois que lii dana wane loolu maintenant nag liñ ci dolli noonu ci HCCT bi c'est dommage parce que Sénégal moom depuis 1960 pàccoo réew mi lañ ne comme ñoom ci pàccoo lañ nekk kee dem na ki ko wut nañ ko joxaat réew du doxe noonu man li ma jàpp mooy lu ci nekk lan la jox nañu xool ndax yelloo nga ko ndax am nga xam-xam bi ndax yu am nga dayo bi waaye nag ay pàccoo logique gu pàccoo bi ñu nekk dafa mel ni jógaguñ ci ñu daal di jàll ci leneen mu di li ci yëglekaay yi ak yéenekaay yi Abdoulaye Bopp moo ñu ko nafaral. dal leen ak jàmm Walf Quotidien tey ma xamal leen njuumte ak fàtte yi njiitu réew mi Macky Sall amal ci yenn ci ay dossier yéen cabinet ci yooyu le dossier bi ci mujjee te yàggut te njuumte feeñ ca bokk na ci dogal gi njiitu réew mi Macky Sall jël ci ay presse jëlee fa Mamadou Sy Mbengue ga fa newoon teg fa bees Amadou Lamine Dieng mi coow topp gannaaw bu syndicaliste yi jógee ñaxtu ku mel ni Mody Guiro xam le ne ànduñu benn yoon ci dogal gi ni mel ànduñu ci décret njiitu réew mi Macky Sall ndax yoon mayu ko sañ-sañ mu tànnal IPRES ka ko war a jiite tax njiitu réew mi Macky Sall deltu ginnaaw ci saasi xam ne fàtte na li tënk IPRES yéen cabinet ana ña koy xelal ana ñi dar njiitu réew mi Macky Sall ngir mun koo xamal nan laak naka la Walf Quotidien nii la demee woon ci grâce présidentielle mi njiitu réew mi Macky Sall jotoon a jox waa ji di Wuri Diallo te ñu tegoon ko fi loxo ci njaayum garab yu bon ba yoon jotoon ko daan yéen cabinet yàggul dara ci la pharmacien yi daal di jóg am jaaxle lool ci dogal gi njiitu réew mi Macky Sall jël may Wuri Diallo grâce présidentielle Walf Quotidien doon njuumte gi feeñ yéen cabinet las am jaaxle lool ci njiitu réew mi Macky Sall ak na muy doxalee ci waxtu wile ne ci tànk laajaat ñetteelu mandat maanaam ngir faluwaat ci bopp réew mi ñetteelu yoon laas ne am na lu ci tàmbalee feeñ ndax yàggul dara njiitu réew mi Macky Sall jot naa diisoog ay ñoñam maanaam ñamu seqal APR kenn ku ne mu sas la taxawaay gu mat sëkk yéene cabinet mu ngi ci tànk dalal élus locaux yi maanaam ñi jiite gox yi ngir waxtaan ak ñoom laas di ñu fàttali ne njiitu réew mi Macky Sall mu ngi bëgg a aw fa maître Abdoulaye Wade awoon ci atum 2012 gi ñu weesu te juróon fi coow ak fitna ci réew mi yéene cabinet tey njiitu réew mi Macky Sall bu taxawee bëgg a dagaanaat baatu askan wi ci élection présidentielle 2024 warta bett ñu bëri ndax li tàmbale nuyoo si ci doxalinam bu dee yéene cabinet libération wàllu koom-koom la xëy waxtaaneek njiitu réew mi Macky Sall ci lu soxal projet de loi de finance ci atum 2020 bi di ñëw yéene cabinet dina ci soppi lu bari moom njiitu réew mi lu ko dalee ci ndorteel at mi maanaam janvier 2020 buñ ca yeggee jor ngi ñu denk wàllu finance maanaam koom-koom gi dootul moom dongay bëgg di saytu kopparu nguur gi ay ministre ak ay président dañ ci dugal seen loxo yéene cabinet turbine ne mangoog IPRES tànnal na boppam njiit lu bees gannaaw bu fa njiitu réew mi Macky Sall deltoo ginnaaw ca dogal ga mu jëloon yéene cabinet ñu dektal ka jiiteegum IPRES di Cheikh Gueye doonoon fa secrétaire
général Mademba Sock njiital UNSAS ay kàddoom ci tribune ne ñoom syndicat yi daañu weel xeex bi ngir IPRES gën a moom boppam ci saytu geek doxalin gi yéenekaay bi di Dakar Times ne la mu bëggoon am na ko moom Mamadou Racine Sy fexe na ba jege ñaaleem di Cheikh Gueye jiitoogum IPRES gannaaw buñ fa jëlee Mamadou Sy Mbengue waroon fa teg Amadou Lamine Dieng syndicaliste yi jóg taxaw ne déet du ca dal yéenekaay bi di réew mi quotidien assemblée nationale jóg na ngir saytu coowal juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yu Ousmane Sonko jota tuumal Mamadou Mamour Diallo assemblée fas yéene soobu ci plénière ci dossier gi ni mel am ñu jóg ne daañu amal tendefalu ñaxtu ci buntu assemblée nationale ngir ñaawlu bile doxalin waa Pastef artu ne ci googule toogaanu ñaxtu ku leen fa bëgg a seen du leen fa gis ndax duñ ca bokk te duñ fa teew bu ñu sukkandikoo ci Birame Souleye Diop bu Pastef yéenekaay bi di Les Échos ne ci wàllu politique parti socialiste amal na ndajeem bu njëkk démb gannaaw génnub àdduna ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng yéenekaay bi ne PS manko na daal di dar maanaam jiitalagum kii di Aminata Mbengue Ndiaye ci bopp parti socialiste laata ñuy dem congrès yéenekaay bi ne ndajeb démb dawoon na yaram lool ay rongoñ tuuru nañ fa ndax weetaay ga ñuy dund jëm ci ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ma leen sori lool yéenekaay bi di Le Quotidien mangoog Aminata Mbengue Ndiaye moom la ñu falagum moom mooy jiitoogum parti socialiste mooy saytoogum parti socialiste gannaaw dogal gi tukkee démb ci seen ndaje yéenekaay bi di Le Soleil ne mangoog dogal jib na jibee ci Afrique du Sud ci ndajeb Cap Sénégal jot na fa ràññeeku lool rawatina njiitu réew mi Macky Sall mañ fa sargal daal di ko tabb homme pétrolier africain de l'année maanaam njiitu réew mi gën a ràññeeku ci Afrique ci wàllu pétrole tax ñu fal ko bees njiital OPEP moo fa wutu nigérien Mohamed Sanusi Barkendo yéenekaay bi di Les Échos xëy dem ca Dakar dem dikk ma demeetu ni ndax jafe-jafe ga ñuy jànkonteel ngir fay liggéeykat seen payoor ci waxtu lu ne lañ cay daj maître Moussa Diop di njiital Dakar dem dikk xamle ne ci waxtu wi le tàmbale nañoo fay liggéeykat ya yéenekaay bi di Les Échos ne Dakar dem dikk bi le ñaari mbir a ko nar a gàllankoor ba ca jiitu du train express régional ba ko ñaareel di BRT di bus rapide transit bu dee yéenekaay bi di Stade mu ngi ñuy xibaar match gi war a dox di match xarito maanaam match amical diggante Sénégal ak Brésil bëccëgu tey jii lay doon bu midi jotee Sadio Mané ak ñamu feggool ci équipe nationale fas yéene jàkkaarloog Neymar ak ay ñoñam yéenekaay bi di ñu fàttali ne Brésil mile kàngam la ci wàllu football bari na ci ay équipe yamu jongante ci Afrique daan leen ci xayma lu tolloog fanweeri match ak ñeent Brésil am ci lu tolloog fanweeri ndam ak ñett Cameroun dong moo ko mos a daan benn bal ci dara laaj bi samp mooy ana fan la Sénégal war a jaar ba daan Brésil tey. Abdoulaye Bopp jërëjëf fi Sénégal di jaar ba daan Brésil moom mën a guñ cee tontu waaye nag ñu ngay jàmbaarloog ñoom ndax fi mu toll nii ndam demul ndam dikkul dàmbooj ñu fàttali ne yow yaa jiite CUSEMS authentique bokk ci groupe des 20 ñu war a waxtaanee lu jëm ci jàng beeg jàngale bi ñun nag dañoo suñu xel dafa jaxasoo groupe des 7 groupe des 20 fi ne nii nguur gi buy waxtaanal ñan la war a waxtaanee mbiru jàng beeg jàngale bi. mais ñëpp la war a waxtaanal parce que avant groupe yooyu di am dañoo amoon lu ñu tuddee grand cadre boobu à l'époque Mamadou Lamine Diante moo ko doon jiite ñun ñëpp ñu ànd vraiment kuréelu jàngalekat yëpp ñu dem ba ca biir ñun nañ defi élection bi ñu defee élection gouvernement bi li mu ci bëggoon mooy comme àndoon nañ mu ne ànd bi arrangé wu ko léegi nag organiser élection pour féewale ñu bi mu ko organiser nag daal di jël juróom-ñaar yooyu ngay wax daan ne ñoom ñoo représentatif ñoom lay waxal léegi la mu ca bëggoon rek mooy bodd ñeneen ñi pour que duñu ànd alors que booba li gënoon man sama syndicat wax nañ ko d'ailleurs kenn ci syndicat mooy secondaire yi ki ci jiitu d'ailleurs ne ko wooteel ñun ñëpp ñu àndaat comme nañ ànde woon nga jiite ko parce que ñun amuñu problème boobu parce que li ci am solo mooy jàngalekat yëpp ànd parce que man barki démb laa jógee Ngumba Ngeewul ay jàngalekat waxtaan naa fa ak ñoom mais am na ci benn professeur monsieur Thiam dani ma boo demee tey ci plateau neel dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen ànd benn ñaar nañu fexe ba suñuy këyit yi nga xam moo am yeexital ñu jox ñu ko beneen bi mooy buñ ñuy fayati suñu xaalis mooy bor bi ñu ameel mooy rappel yi nan bàyyi dagg yi ñuy dagg impôt yu ëpp donc pour wan la ni ànd boobu jàngalekat yi ñoom ñoo ko bëgg léegi nag kon ñun dañu jàpp ni actuellement G6 ak G7 boobu ngay wax bu ñu demee ba gouvernement bi gis ni la mu doon def erreur la woon parce que ñaari at yi mu def élection yi dañu ñoom rek lay waxal mu dem ba ci biir xam ne loolu tegul ci dëgg parce que convention yi nga xam si moo wax ci affaire liggéeykat yi dañu képp kuy waxtaan ci secteur képp ku fa yor kuréelu jàngalekat da nga ko war a woo léegi nag ñoom loolu lañ teg woon ne def lu leen neex ba tey ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne mais taxaw ni moom da gouvernement bi dafa recevoir le G20 parce que G20 dafay def loo xam ne doy na ñëpp parce que bi ñu boycotté gis nañ ni rentrée bi amul beneen bi mooy ñun ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom benn yi ànd mais dañoo am représentativité kon nag léegi gouvernement bi bu bëggee jàmm day woo ñëpp ñun nag bërki démb li ñu metti mooy waaye groupe des 7 ñoom bañal nañ leen légitimité effectivement yéen fukki poñ ci téeméer yoo jël sax mënu leen koo matal effectivement loolu la ñuy wax parce que ñoom bu ñu dajalee li ñu am ñun ñu dajalee li ñu am presque voix yi dañoo tolloo
maanaam ci regroupement bi am nii moo tax gouvernement bi doful. gouvernement xam na ne foog mu wax ak G26. donc G20 qui regroupe 26 syndicats donc man li ma gëm mooy aujourd'hui ñoom ñoo am problème mais ñun amuñu problème. parce que ñoom bu ñu demee ba ab gouvernement ne day woo ay kuréelu jàngalekat ngay taxaw nan la ab syndicaliste bu am culture syndicale di taxawee naan gouvernement bul woo ay kuréelu jàngalekat waxuma la kuréelu jàngalekat de mais même collectifu jàngalekat yu dajaloo rek gouvernement bi da leen a war a woo bu fekkee ne dañoo organisé wu waxantuma la ak ay syndicats légalement constitués nekk ñaar kuréel ak juróom-benn. donc foofu vraiment dama cee am sax gàcce ci secrétaire général bu taxaw ci télé. naan gouvernement bu mu recevoir ay syndicats bu ko recevoir duñ def dara parce que ñoom ak gouvernement bi ñoo ànd. parce que ñoom ak gouvernement bi ñoo ànd ci lu leer mën naa cee indi ay firnde. protocole d'accord yi ñu signé woon 17 février 2014 lañ déggoo woon. ñoom ci 2018 bi dañoo dajaloo gouvernement bi di seet nu ko oyofalale. parce que am na ci poñ yoo xam boo jëlee passerelle professionnelle mais mos ta nekk concours. examen professionnel la ñu waxoon même bu dee 1000 jàngalekat 1000 jàll. comme ni ñu koy defee ci yeneen daara yu lalu yi ak daara yu kaw yi loolu lañ doon xeex ñun moyen secondaire bañ jox ñu ko tey ñu def ko concours di ci jël 67 enseignants kooku ku leen ko yombalal ñoom d'ailleurs ba may wax ne bu fekkente ne yow wax ne yaa yore doole ji mais à l'heure du bilan yow doole jooju nga am ci ñaari at yu teg ngay waxtaan ak nguur gi ci waxtaan wu jurul dara mais nan ñu jox seen bilan wala ñu def un débat contradictoire moi j'ai dit aujourd'hui sax c'est l'heure du débat aujourd'hui il faut ñu organiser xam nga ban télé koy organiser un débat contradictoire entre le G6 ou le G7 et le G20 ñu toog ñu teg lépp ci table ji teg les différents protocoles wax les revendications wax sax sur les autres questions de l'éducation pour que sénégalais yi xam jàngalekat yi xam fan la dëgg gi nekk. parce que encore une fois ça pose problème. ndax nguur gi amoon na lu mu xaatim respecté wu ko tey jii nag ngeen nekk di xiiroo di ŋaayoo ci kii moo war a wax ak moom kii war mais ñun xiiroo wuñ ŋaayoo wuñ parce que encore une fois nguur gi ñu woo gis nga ñun suñu woowul sax ñun amuñ ci problème parce que ñoom ñoo am problème ak nguur gi di leen woo. parce que nguur gi woo la te jurul dara amul njariñ nguur gi nee naa la. ñoom dañ leen a jël comme des enfants de cœur. c'est-à-dire di leen woo dugal leen ci benn carcan ay waxtaan yu jurul dara ñun li ñu jàpp mooy waxtaan yu jurul dara yi day dakk parce que ñun lañ doon waxtaan nañ ko ba signé protocole le 17 février 2014 li des mooy doxal léegi nag lañ diggoon da cee am yu ëpp solo yu presque lim naa ko sànq. yoo xam ne ñun jàngalekat yi ren dañoo pare pour jàmmaarloog nguur gi pour mu wàccoo ak lim digge woon ak ñun mais nag duñu yam rek ci loolu jàngalekat yi seen salaire dañ ko war a yokk parce que réew mi secteur yëpp ñu ngi yokk barki dem président Macky Sall jël na 300 000 yokkal ko ministre yi jël 200 000 yokkal yeneen secteur ba noppi ñun toog leen ngeen di xaar di ñu gën a ndóolal ñun jàngalekat yi li ñu jàpp mooy waaw jàpp ne ñun dañoo bari nañ def leen neex loolu nag danañ suñ doole jooju nag la ñuy woo le G6 ou le G7 wax leen am nañ doole mais doole boobu xeeree guñ ko nañ àndandoo ñun ñëpp appel bi ñu leen di lancé mooy ñu bàyyi nguur googu ñu àndal nañ ko bàyyi te ñëw participation responsable bi ñu nekk nii nañ ci génn ñëw ànd ak ñun ñu bokk benn say ñun G26 ak G7 bi ñun ñëpp ñu boole sunu doole ànd ak jàngalekat yi jàmmarloo ak nguuru Sénégal mu fay ñu sunu xaalis bor bi téeméeri milliards yi ñu ameel jox ñu suñuy këyit yi nga xam moom la ñu ameel mooy suñuy acte avancement suñu acte validation suñu acte intégration mu tiriwaat ndàmpaay yi jaarale ko yoon parce que dañ cee bot di jàngalekat yi lépp li nga xam ne warloo na ko jàngalekat yi jox leen ko parce que réew mi jàngalekat yi mun ñu fee nekk yore seen i diplôme di tàggat waa réew mi bokk ci ñi nga xam ñoom ñooy gën a peser ci développement réew mi ba noonu ñu bot di leen suufeel leen ba képp koo ci gis yërëm ko donc loolu dafa war a dakk moo tax G6 ak G7 encore une fois on les appelle à la raison ñu revenir bokk ak ñun xeex bi parce que te bàyyi gouvernement bi te xam ne gouvernement du mbokk. est-ce que tamit vraie question bi yéen a ngi koy aborder muy déficitu enseignants yi parce que gis nañ Sud Quotidien def ci tey gëstu bu yaatu ne jàngalekat dafa manqué ci gox yeeg goxaan yi rawatina région yu sori yi fii ci Sénégal. effectivement ba tax sax ñun ñuy wax ne nañu recruter mais les sortants de la promotion 2013 ñi ngi doom tàggat nañ leen ci école de formation ñi ngi seen diplôme. affecté leen moo des kenn affecté wu leen mais loolu teguwul fenn donc loolu moo tax munoo manqué le ay jàngalekat am ay jàngalekat yoo tàggat ba pare bàyyi leen jàngalewul ba noppi ngay jël sunu xaalis di ko tabaxee ay terrain yu ñàkk fayda xam nga il faut ñu arrêter président de la république la ñuy waxal na wax ministre de l'éducation nationale bii Mamadou Talla nga xam ne wër di lambari la fi nekk mu taxaw ci jafe-jafe njàng mi recruter jàngalekat yi ñu dolli ko ci classe yi nga xam si amuñu maître ku ci ne ñu am kun fa yow parce que pour formation boobu dañ koo def ba pare jàngalekat yaa ngi seen i këyit effectivement ni ko Walf Quotidien waxee loolu moo am dafa am région boo dugg am na déficit jàngalekat ay jàngalekat yu manqué kon nag actuellement dañ leen war a affecté bu ko defee jàmm ni ñooy yëgle nañ ne Thiès moom enseignants yi dañ fa gën a bëri waaw mais loolu léegi fi mu ne nii nguur gi moo war a doxal yoon wala jàngalekat yi non loolu ay wax la
man gëw ma ni parce que loolu bu ñu koy calculer par bala ñoo war a wax ni jàngalekat dañoo ëpp Thiès dañuy calculer quantum dañuy calculer le volume horaire bi nga xam si moom la ñuy jox discipline bu nekk dafa am discipline yoo xam dañ koo wàññi. def lu leen neex bu ko defee léegi dañuy calculer sur la base des horaires yoo xam ne du loolu mooy norme yi. ba noppi calculer wuñ classe pléthorique yi. donc dafa am classe yoo xam ne lañ fa def ci élève dafa jéggi day wa dañ ko waroon a éclater te éclater wuñ ko jox ko benn jàngalekat mu fay jàngale moo tax ñun ñu défions ku wax loolu muy IA bu Thiès muy ministre éducation ku ko ci wax on te défie. suñu ay naataango ñoo def effectivement loolu ñoom ñoo leen jox chiffres yi mais dañuy wax ni bala ñoom pour ñu mën a calculer que dafa am un surplus d'enseignants dans la région de Thiès il faut ñu wax ñu classe pléthorique yi lan lañ ci wax lu tax éclaté wuñ ko parce que suñu éclaté les classes pléthoriques ak réduction horaire yi nga xam moo am ci yenn établissement yi loolu suñ ko defee ñun jàpp nañ ni Thiès moog région yeneen yi ñooy yem xëy na da leen di tane tuuti ñoom ak Dakar mais ba léegi am na ay jàngalekat yu ñu fa war a affecté parce que jàngalekat dañoo manqué ci réew. lii wérte woor moo di am ngeen beneen waxtaan koo xam ne moo war a waxtaan ak yéen ndax njiit réew moom la tabb muy Cheikh Kanté kon kay da ngay teg fee Modou Talla rek jéem a jublu ci Cheikh Kanté. waaw Cheikh Kanté moom ñun li ñu waxoon rek la ñuy waxaat parce que koo xam ne dañ koo dénk port bi mu lajj moom lañ ko waxoon na ko doxal ca port ba sax munu ko ba dañ koo jëlee foofu yóbbu ko feneen kon moom fan ko doon njorte ni mën na faa am dara sax amu fa dara bëgg a ñëw foofu xamu ca dara bëgg koo jiite loolu affaire naxaate la moo tax ñun G20 ñun dañoo d'accordul ci Cheikh Kanté jiite benn waxtaan ensuite ñuy rappeler ni waxtaan wi jeex na 2012 lañ doon waxtaan ak président Macky Sall ak gouvernement ba 2014 ba signé protocole d'accord 17 février boobaak léegi li ci des mooy doxal ko waaye waxtaan moom jeex na waxtaan yu bees yi andi kay mooy G20 li mu nar a andi parce que ñun dañuy andi yeneen revendication teg ko ci table parce que non effectivement parce que ñun duñ ñu dugal ci benn débat sempiternel boo xam ne amul benn njariñ naan ñu toujours nañ leen def ay rencontre comme ni ñu koy defee sama gars yi nga xam ñoom xamuñu fu ñuy taxaw léegi chaque jour ñu lay woo ci ay réunion yoo xam amul benn njariñ te jurul dara jàngalekat yi ci boppam koo ci wax danaan la waa léegi waxtaan wi nga xam moo am entre sunu gars yooyu wax ne ñoom ñooy syndicat représentatif yi ak gouvernement bi nañ wax lan la jur à l'heure du bilan lan la jur loo xam ne mën nañ koo teg ci loxo jàngalekat yi tey lañ gën a ndóol tey la salaire yi gën a néew tey lañ leen gën a surimposé bu ñu jot seen i salaire dañ koy xuuf ba dara doot ca des bu ñu leen joxee seen i rappel tamit noonu lay demee rappel bu ñu la ko joxee li des ci at mi yëpp yaa ngi ci jafe-jafe parce que dañuy yokk say impôt ba noppi këyit yi nga war a jot pour avancer kenn du la ko jox bu ñu la valider la jot sa këyit bu ñu la et cetera donc gouvernement bi aujourd'hui li mu waroon a def ak jàngalekat dara la ci deful donc nag ñun dañu jàpp ne jot na encore une fois ñu xam ni actuellement c'est l'heure des rassemblements des grands ensembles aujourd'hui G6 ak G7 nañ ñëw ànd ak ñun ci xeex bi ñu jàmmarloo ak nguuru Sénégal gi nga xam ne moom moo salfaaña ak yeleefu jàngalekat yi boot di leen ci réew mi jël alalu réew mi di ko jox ñeneen ñu ko neex parce que ñoom bu su ma nekk dañ naan dañoo bari mais loolu nañ leeral Sénégalais yi ñun jàngalekat yi boo ñu jëlee téeméer boo jël ci liggéeykatu nguur gi juróom-ñaar fukk yi ay jàngalekat lañ téeméer boo jël ci liggéeykatu nguur gi juróom-ñaar fukki ay jàngalekat lañ may ma rek léegi kon nga jël li ñuy fay nag liggéeykatu nguur gi ñun téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ay jàngalekat lañ waa léegi nag ñu jël li ñuy fay liggéeykatu nguur gi boo boolee téeméer boo jël jàngalekat yi li ñuy fayee ko matul genn wàll gi matul juróom fukk donc ça pose problème c'est-à-dire ñun mënuñu ñuy am 70% des effectifs ci fonction publique maintenant xaalis boobu ñuy fayee waa fonction publique ñun buñ ko calculer li ñu ciy fay ñun jàngalekat yi bu ñu dajaalee loolu lépp ñu ngi tourner autour de 49%. mais kon ça veut dire que ñun ñu ngi exploité léegi nag exploitation boobu la ñu wax ne daa war a jeex. kooku nag xeex boobu pour buñ bëgg a sumb. j'en profite pour parler au nom de tous les Sénégalais et de tous les enseignants du Sénégal. parce que enseignants Sénégal yëpp dañoo bëgg ñu àndandoo nekk benn. xeexandoo bu ko defee ñun ñëpp ñu déggoo ci benn mais ñun am ñu problème ñi nekk ci participation responsable ñoo am problème mooy ñi ànd ak nguur gi di wax nguur gi non bul wax ak kii waxal ak kee ñun dañoo bëgg ñoom ñu xam ne ñun ñooy seen i mbokk ñun ak jàngalekat yi ci terrain ñun ñëpp ñoo bokk benn feebar mooy jàngalekat yi dañ leen a suufeel ci réew mi xañ leen seen ak seen yelleef kon nag G6 ak G7 nañ bàyyi seen affaire u tappale yooyu ak seen affaire u caaxaan yooyu ñu nekk nguur gi ak di wax ay rencontre nañ sali rencontre nañ fee yu jurul dara li ñuy xaar mooy ñun ñëpp ñu ànd te ñun ubbi nañ suñuy bunt ñun waa G20 parce que suñu objectif mooy boole jàngalekat yépp ci benn say jàmmarloo ak nguur gi bañ xam ne lépp liy ak yelleefu jàngalekat danañ ko jox parce que réew kenn mënu koo defar te bëgg a boot ndax dinañ am année bu normal ci anam yi ñun li ñu jàpp mooy ren année scolaire bi départ gul xeeñul neex parce que wax dëgg yàlla bu ñu xoolee rentrée bi moom Mamadou Talla wone na ni ak nasax parce que nasax gi mu wone mooy dafa dem jébbal ab congrégation
muy imposer lu ko neex suñuy doom yu jigéen wax leen nii ngeen di muuru kooku wone na ni état Sénégal moom nërmeelu na beneen bi mooy école franco-sénégalaise jël Fann ak jël Diop nga xam ñoom alimenté un peu la rentrée ñoom aussi jël nañ France suñuy école yoo xam ñun ñoo ko tabax jox ko France mu privatiser ko à travers l'ACDEF ak l'ambassadeur de France kooku wone na ni ñun amuñu ministre boo xam ni ministre bu gëm boppam la donc loolu te bu ñu nee ministre bi mooy président de la République parce que ministre éducation lépp lu mu def da koy def ci turu président de la République donc Sénégal lañ xeeb Sénégal lañ suufeel Sénégal lañ ñàkkal fayda beneen bi mooy lépp la ñu déggoo woon ak ñun France daal di xëddeen gouvernement Sénégal wàccoowul ak lim déggoo woon ñun 17 février 2014 naam wut nañu ko ci jàppale pour mu signé waat benn PV en 2018 pour di jéem a parce que bu ñu nee 2014 dafa yàgg accord yu ñu signé woon depuis 2014 léegi nag état Sénégal 2014 moo koy déranger comme da koy déranger fexe na ba ànd ak waa G6 ak G7 bañ defar benn PV boo xam dañ naan léegi 2018 la accord yi alors que accord du 2018 accord yi ñu ngi ko signé le 17 février 2014 boobaak léegi li ci ëpp doole gouvernement Sénégal wàccoowul ak lam tikkewul donc loolu moo tax ren nag dañ ni ko ndàmpaay yi nga xam moom la ñu waxoon nañ ko tiri jaarale ko yoon ku ci nekk li ci sa ak sa élève ñu jox ko moom la ñu wax en français la révision du système de rémunération kooku duñ ci dellu ginnaaw beneen bi mooy la dette de 100 milliards bi ñu amee jàngalekat yi en terme de rappel d'avancement de rappel de validation et de rappel d'intégration ren daf ñuy fay sunu xaalis parce que atte bor fay beneen bi mooy këyit yi nga xam ne moom la jàngalekat yi war a jot nga xam ne moom dañ ko war a jot pour mën a avancer yooyu tamit yeexital giñ ci def te ñoom ñoo ko tey ñoom ministre fonction publique nga xam ne ñoom ka ko jiite sax dem Kaolack di lambaree que politique lay def waaye liggéeyul li mu war a liggéey loolu lañ wax ne na dakk ren li ma si jaaxal buñ bëggee jàmm buñ bëggul jàmm nag ñu jàmmaarloo ak ñoom li ma si jaaxal 2018 année sociale la woon mais dafa mel ni nguur gi da leen nelawal ba ngeen ne tekk ñu mën a def seeni élection 2019 waaw parce que foofu jaay leen xelu mag waaw loolu mënees na ko déggee noonu parce que effectivement sénégalais yi dañ naan ñun suñu coow dafa bari te ku man miin sa xuloo xaw ma nu mu koy waxee daal lay yàpp et cetera voilà donc ñun jàpp nañ ne effectivement foofu ñii nee nañ baax na ñii beneen baaxul mais daal toog nañ am at moo xam ne grève am maintenant nag loolu bu ñu jàppee ne moom lañ bëgg ren parce que en réalité pexe yi nii jéem nii non ren élection amul waaw moom dara amul mais dama la pexe yi gouvernement bi di jéem nii mooy fexe ba ànd ak waa G6 ak waa G7 naxanteeg ñoom ba du saafara benn jafe-jafe jàngalekat yi di leen woo ci ay réunion ñu àndandoo lënkaloo complot ci turu jàngalekat yi pour que grève du am ren loolu lañ bëgg ñun nag waa G20 xam nañ loolu moo tax ñuy woo waa G6 ak G7 leen boobu baaxul nan ñëw fekk si G20 ñu ànd ci xeex bi jàmmarloo ak nguur gi pour que li nga xam ne mooy àq ak yelleefu jàngalekat ñu jox leen ko bu ñu ko deful dinañ ñoom jàngalekat dinañ jël seen i responsabilité parce que ñun loolu boobu message lañ ñu jox te ñoom loolu moo gën ci ñoom waa G6 ñu xam ni ànd ak ñun ñu bokk xeex bi moo gën ñuy ànd ak gouvernement bi ak naan ko bul wax ak keeg waxal ak kee donc loolu lañ bëgg ñu xam ko ñoom parce que ñun defuñu dara pour yàq encore une fois benn famille lañ il faut ñu comprendre ni pour ñu mën a def ay jéego ci njàng meeg njàngale mi pour ñu mën a défendre jàngalekat yi correctement il faut ñu boole doole ji te ñun duñu boddi kenn li ñu bëgg mooy ñu ànd te ñu ngi koy wax jàngalekat yépp ne leen bu ànd amul ci G6 la mais ñun waa G20 pare nañ pour ubbi suñu xol ñoom bu ñu bëggee sax ñoom nañu ñëw woote wala ñun ñu woote ku ko ci mën a def en tout cas li am solo nee nañ ngeen ñëw jox leen seen ñun amuñu problème ci amuñu loolu xam nga manque de respect aux gens là c'est-à-dire bu ñu naan ay ñëw leen ngeen resa extra non ça nee naa la encore une fois le gouvernement G6 boobu mu dem seppi ci kuréelu jàngalekat yi wax ne moom lay waxal teguwul ci dëgg parce que les élections de représentativité yéen organisé woon arrêté bi war a wax ne kii moo am 10% ak kee arrêté boobu génnul pourquoi parce que dafa am un recours en annulation bu am au tribunal atteegu ko te tant que tribunal atteegu ko ci élection tant que vidé wuñ les contentieux électoraux dans une élection kooku kenn mënu faa génne benn conséquence de droit donc gouvernement bi li muy def teg ko ci dëgg ci jaay doole la koy teg léegi nag comme léegi Boun Abdallah moom ci seen biir la nekk te dem na ba gis ne jaay doole boobu war naa dakk mu ne nan woo ñëpp waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ay syndicats légalement constitués lañ ñun rafetlu nañ loolu waaye nag ñun kenn duñ jël comme des enfants de cœur woo ñu di waxtaan rek te doo régler dara ñun loolu duñ ko nangu li ñu bëgg daal jafe-jafe jàngalekat ñu régler ko jàmm am suñ ko deful ñu jàmmaarloo ak ñoom ñu lay sant di la gërëm Dambo jiite ci CUSEMS authentique bokk it ci groupe des 20 doonoon suñu gan ci mi-journée ñaareelu xaaju xibaaru digg bëccëg gi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewlu gërëm nag suñu équipe bu yaañi bi nga ci àndaloon Cheikh Tidiane Ndiaye Pape Goro El Hadj Saliou Bey Mamadou Fall Ajaratu Penda Diallo Gueye duñu fàtte Seydina Oumar Ba ak Oustaz Assane Diouf bu leen zappé benn yoon suñuy programme dañuy wéy ci télévision bu Walfadjri seen kóolute mooy suñu mbégte fii ci la voix des sans voix